jërë ngeen jëfati ci ànd bi ak télévision Futur Média dal leen ak jàmm ci xibaaru digg bëccëg bi ponk yëcc gën a fës bokk ci ubbiteeg daara yi tout tànk yeeg digg doom yi ci Sénégal yem ak fukki fan ak ñeent ci weeru octobre tey jile nag ñu nemmeeku ji yenn ci daara ci Sénégal fii ci Ndakaaru lycée bu Wakaam lycée primaire ak Wakaam 6 waajur yi ña fa fekk nag seen xel dal na daal ci ubbite gi naam ña ngay soññ jàngalekat yi daal ñu gën a rek kon farlu ba nag grève bu dee amit mu bañ a bari ci jamono jooju ca Mbàkke moom seetlu nañu ne mairie ba nag dafa dogu fukki million ak ñett dugal na ko ci njëndum fourniture liñ ci jublu rek mooy ubbi tey jàng tey boobee ñuy wax nag mën a antu pencum ndawi réew ma daanu fa yegg fekk fa sunu naataango Alassane Ba ndax tey ji nag la député yi def rek seenub kon rentrée ci pencum ndawi réew mu ñu war a yeesalaat nag kon bureau ba loole yëpp nag yemoo ak jamono ji nga xamante ni yéen a ngi dégg coowal passeport diplomatique yi ak ñaari ci ndawi réew yu ñu ci tudd dinañu wax ci leneen Guy Marius Sagna jàppale ni kon ñu ngi ko rek àtte ci moom lu toll ci ñetti weeru kaso yu mu dul tëdd tribunal flagrant délit bu Ndakaaru moom nag moo jël boobee dogal ci moom li ko waral nag bokk na ca kàddu yu mu yëkkati woon ci page Facebook am doon ci wax ay xibaar yu ñu ne wérul mu jëmale ko ci gendarmerie nationale les bonnes feuilles de la rédaction di ngeen ko am ni ñu koy baaxoo di def alxames ju ne ak Ibou Diouf lay doon tàggat yaram dinañ wax rek ci football bu Sénégal kon saison football bi maanaam at mi lu soxal jongante yi danañ ko tàmbali ñaar fukki fan ci weeru novembre Ligue 1 ak Ligue 2 bi ñoo ko jàpp tàggat yaram ba tey ak athlétisme fële moom ca Côte d'Ivoire daloon nañu nag benn centre bu yees ci wàllu athlétisme centre boobu nag bu ni mel ñu ngi ko doon gis ci Sénégal ñu taxaw nag ngir gën a suqali athlétisme ci Afrique Cheikh Tidiane Diawo dina fi teew ngir jukkal ñi xibaaru tàggat yaram yi bu noppee daan ci toftal xët yu njëkk yi ni kaay bu ngeen taaxee tuuti ñu faram fàcce xibaar yi. dal nag jàmm ci xibaaru digg bëccëg bi niñ ko waxee woon nag daara yi ubbi nañu tey ji ci Sénégal yem ak fukki fan ak ñeent ci weeru octobre seetlu gi ci lycée Wakaam ak école primaire Wakaam 6 wayjur yi ña fa fekk nag ñoom seen xel dal na daal ci ni ñu tàmbalee tey ji teewul nag ña ngay soññu jàngalekat yi nag ñu gën a farlu ba grève bi daal bañ a gàllankoor njàng mi at Fatima Touré Amadou Ba ci leeral. bi 8 heures di door mu ngi leen fekk ci digg école bi ñu ñëw nag ngir daal di def seen inscription wala sax gisanteeg seen i yenn xarit yi ñoom ñi la nga xam ne ay ndongo ànd ak seen i wayjur ñoom nag nekkoon nag ay moment yu fort yu nga xam ne amoon na ci rentrée 2021 2022 bi xale yi nag ñoom dañoo jàpp ni rek lépp yemb na ngir rek ñu daal di door li nga xam ne moo di année scolaire bi. bi nii ñoo ngi nii toog tey ci rentrée bi di inscrire. rentrée moom franchement dama yaakaar te école tijji ba moo commencé jàng bi waaw oui inscrire naa ba pare. rentrée bi maa ngi koy dundee lu neex la daal ci man de retrouver tous mes amis et mes enseignants aussi. classe d'examen bi daal ñëpp xam nañu yombul ne daal jàng rek la laaj. seeni wayjur ñëw ànd ak ñoom bu ñu sukkandikoo ci seeni kàddu dañoo jàpp ni rek même bu fekkee ni sax reprise bi doon na li nga xam ni amul benn jafe-jafe wante nag seen xel dalul dara ndax saa su nekk grève yi nga xam ni enseignants yi ñu ngi koy def. il faut de temps en temps nga dem xool xale ci lan nag man kii fu muy jàng seen enseignant bu mu commencé CI ba CM2 ñëpp laa yor seen numéro. ñuy góorgóorlu rek vraiment jàppal xale yi waaw yëpp musul jékki-jékki rek mu sotti benn fan. ñi nga xam ne nag ay njiitu école lañu bu ñu sukkandikoo ci seeni kàddu jël nañu bépp mesure ngir rek daal di respecter lépp loo xam ni rek war na ci reprise bi wante tamit li nga xam ni rek moo di respect protocole sanitaire bi. enseignants yëpp ñëw nañ personnel mairie bi ñi nga xamante ne femme de charge yi surveillante yi ñëpp ñëw nañu ñu ngi sur place donc sant yàlla ubbi nañ ci jàmm. alhamdulilah. école bi bay nañ ko li mooy liggéeyu administration bay nañ école bi nettoyé nañ raxas nañ salle des classes yi defar nañ table banc yi lépp yemb na waaw instant bi xale yi la ñuy xaar boo xoolee sax ci cours bi di nga gis ni ñu ngi ñëw sol seen ay blouse yu xonq yu kii xam nga ñu ngi toog di xaar.
lu toll ci 4 millions élèves ñoom nag dinañ rek daal di dem ca classe ya ci année 2021-2022 bi saa su nekk nag année scolaire ñu gis ni nag grève professeurs yi da koy rek daal di perturbé moo tax parents yi ak élèves yi ñoom ñëpp di ñaan état bi ñu daal di respecté lépp lu nga xam ne engagement la jëm ci protocole d'accord bi bu ko defee année bi doon année bu dal ci jàmm. ma ngoog jàng ci jàmm ñu koy jaajëfal Fatima Touré fële moom ci CEM bu Hann Bel-Air foofu it la ñu seetlu mooy ubbi nañu tey jile mooy coow la fa amoon ñu koy fàttaliku muy ndongo yooyu nga xamante ni ñoo xotti woon seen i kaye summi seen i blouse lal ci suuf di fobeere di rek am mbégte nee nañ ca école ba tëjoon loolu nag indiloon na leen ay jafe-jafe moo waral tey laata ñuy rek tàmbali ubbite gi nag jéggalu nañu ci kanamu jëwriñ ji ñu dénk wàllu njàng mi ak njàngale mi dinañ ci ànd ak sunu naataango ba ñu fa teewaloon di Mamadou Fall. ñu des ba tey ci wàllug njàng meek njàngale mi ak ni ñu koy wax woon mairie bu Mbàkke moom def nañu jéego yu am solo ndax jël na fukki million ak ñetti dugal ko nag ci njëndum fourniture yi lépp ngir jàppale wayjur yi ndax loolee ñu naan ubbi tey jàng tey nag dañ ko faa bëgg a jëmbal lu soxalit matuwaay ci wàllu ko wér-gu-yaram fexe nañu rek ba sàmmonteeg moom te noonee nag la ñu bëgg a wéyale at mi ba mu jeex ndax xam ngeen ni mbas mi ba nëgë ni kon mi ngi fii ñu dem ba njaareem fu soriwul dara Mbàkke ca la bokk njaareem googu nag jàngalekat yi ñoom it tàmbali nañu ni ki tey jile maire bu diwaanuk njaareem ak inspecteur d'académie bi nag ñoom jël nañu ñoom it ay matuwaay yu takkoo takku su ko defee nag njàng ma gën a ñoŋ ca diwaanu njaareem Babacar Diouf ak Ndonga Ka la ñu fay fekk ji. élèves yi nekk ci commune bu Diourbel dinañu mën a dëggal concept bi di ubbi tey jàng tey en tout cas maire commune bi teg na ci seeni loxo fourniture yu am solo balaa ñuy commencer njàng ak njàngale mi ci école yi. dotation bi ñu joxe tey fii ci valeur u 20 millions la donc pour 6 photocopieuses la pour codec yi ak 6 ak codep bi ak des centaines de rames de papier. Des milliers de boîtes de craie, une dotation spéciale pour le préscolaire sëriñu daara yi aussi dañ leen ci boole ren ndax ñoom ci la ñu bokk ak école arabe yi. bu dee fourniture yi seen njëg ñu ngi koy gam-gamale ci ay fukki millions inspecteur départemental et de l'éducation Diourbel moom li mu xamle mooy seen njëriñ ci njàng ak njàngale mi kenn mënu ko natt. millions mais je peux dire que en termes d'impact. li mu fi teg ëpp na 40 wala 50 millions man xam naa li jàngalekat yi di daj pour évaluer xale yi li directeur yi di daj ñu ngi fii pour évaluer xale yi parce que léeg-léeg ñun suñu réseau mooy suñu ressources yi day dem ba sonn waaye maire bu ñëwee tey ak 6 réseaux je dis bien 6 photocopieuses je dis que loolu mënuñu xayma impact bi en termes de francs. lu jëm ci tàmbaliwaat école yi fi mu nekk nii directeur yi nga xam ne ñoo nekk ci commune Diourbel nee nañ de lépp yemb na fi mu nekk nii pour ñu mën a commencer waat njàng mu sell bi ci diwaanu Diourbel. ñu àddu ci leneen nag ni ñu ko junjee woon ci bopp xibaar yi Guy Marius Sagna nag àtte nañu ko ñetti weeru kaso yu mu dul tëdd loolee le tribunal des flagrants délits bu Ndakaaru àtte ci moom mi ngi am nag gannaaw tuuma yi ñu tegoon ci ndoddom ay xibaar yoo xamante ne wérul la mu yëkkati ko ci page Facebook am jëmale ko ci gendarmerie nationale loolee nag moo ko indiloon coow li loolee nag uti na ak li procureur doon sàkku ci moom ndax procureur mi ngi doon wax ne ko tëj ñaari atu kaso yoo xamante ne nii juróom benn weer yi lay tëdd ràpp ak alamaan boo xamante ne dana toll ci ñeent fukki junni. ñi ngi doon dégg démb kàddu yu tukkee ci président Macky Sall ca Dubaï muy wax ni Sénégal réew mi setul xar kanam gi nekkul lu mu sopp fu waay toll di seen mbalit ci mbedd mi te loolu nag dafay dakk ndax nguurug Sénégal opération boobu nga xamante ne dañu ko rek jëloon ngir seetal mbeddi Ndakaaru yi loolu nag dañu koy làbbaliwaat ndax nee na Covid 19 bi moo taxoon kon tey dañuy delluwaat buum ca boy ga ba tax na ma nga doon dànkaafu ca Dubaï kàddu yi nag Moustapha Diakhaté nekkoon député fii ci réew mi rafetlu ko benn yoon ndax nee na président Sall warul dem ba bitim réew di fa yëkkati kàddu yi ni mel ci réew ma Sénégal ñu teewlu ko ci micro Chérif Dia ak Gervais Yao. li may ñaawlu li mu wax ak fi mu ko waxee parce que damaa jàpp ne président de la République bu fekkee day wax ak askan wi fii ci Ndakaaru Sénégal la ko war a waxee bu fekkee Sénégal dañoo def lu ñu war a def Sénégal fii la ko war a waxee waaye du Dubaï la ko war a waxee bi ci des mooy bu mbeddi Ndakaaru yu tilimee su mbeddi Ndakaaru yu xatee nit ñi def lu leen neex loolu la ko waral mooy gouvernement yi fi nekk 1960 ba léegi dañoo def seen liggéey
parce que nag bu fekkente ne la ñu waroon def nañ ko kiy jaay dina am fa ñu war a jaayee dong lay dem ki nga xam daan nekk ci mbedd mi aussi maanaam trottoir kenn du ko def table kenn du ko def boutique kii dox man cee jaar oto yi jaar ci kaw tali bi waaye loolu état moo koy def kon Dubaï gee muy wax ba tax muy wax Dubaï gee mu def gis na mel ba tax ñu def la ko waral mooy ñi yirif Dubaï dañoo def seen liggéey kon moom li ñu xaar ci moom mooy mu def liggéeyam mooy jaarale Sénégal ci yoon teg nit ñi ci yoon ba noppi nag sàmm yoon woowee waaye du dem bitim réew di fa yàq dërëm Sénégal man maa ngi ñaawlu li mu wax. la ngoog mu nekkoon Moustapha Diakhaté ancien député ñu dem ba ci pencum ndawi réew mi ak député yooyu nag door tey ji lee fas yéene yeesalaat bureau ba dañu fay fekk ji Alassane Ba wax nañu ko sànq mu yemoo rek ci coowal passeport diplomatique yeeg ñaari député yooyu ñu ca tudd Alassane maa ngi lay nuyu bu baax a baax nga tënkal ñu rek la fa fës jamono ji. Fatou Kiné maa ngi lay fay di nuyu mbokku téléspectateurs yu télévision Futurs Médias wax nga ko jamono ji ñuy wax nag ñu ngi fii di tabb ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy ñaari questeurs yu assemblée nationale ci bureau bu yees bi jàppal ne nag amul benn coppite bi nga xam ne am na ci jamono ji ci li nga xam ne moom mooy bureau bi fi nekkoon ndax ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon daaw rek ñooñu lañ nekk di tabbaat jamono ji nii tabb nañu ñi nga xam ne ñoom ñooy juróom-ñetti vice président yu assemblée nationale mooy ñi fi nekkoon premier vice président bi nga xam ne moom mooy Abdou Mbow ñaareel bi di Yetta Sow ñetteel bi di Cheikh Tidiane Gadio ñeenteel bi di Aïda Sow Diawara juróomeel bi di Abdoulaye Makhtar Diop juróom benneel bi di Ndeye Lucie Cissé juróom ñaareel bi di Alilo waaye juróom ñetteel bi di ki nga xamante ni moom mooy Yaay Man Albis noonu la demee ñi nga xam ne ñoom ñoo taftalu ci njiitalu assemblée nationale ci li nga xam ne nag moom mooy lu jëm ci juróom benni secrétaire élu yi amul coppite ji ci am ñi nga xam ne nag ñoom ñoo fi nekkoon ñoom la ñu tabb ñi nga xam ne nag ñoom ñooy ki nga xam ne moom mooy par exemple Nicolas Ndiaye mu ngi fii ki nga xam ne itam moom mooy Sira Ndiaye ak ñeneen muy Khoureyssi Niass ñooñu ñoo fi nekkoon ñu tabaat leen ci li nga xam ne nag moom mooy secrétaire élu yi ki nga xam ne ñaari questeurs yi ñu proposé te jamono ji nii woote bi di am mooy ki nga xam ne moom mooy Daouda Dia ak kii di Awa Niang jamono ji nag woot bi jeexagul jàppal ni téeméer ak ñaar fukk ak benn député ñoom ñoo fi teew mu doon loo xam ne nag dépassé nañu quorum bi moo tax jamono ji liggéey bi mën a nekk fii ci assemblée nationale mu doon session unique bu njëkk nag wax nga ko sànq say kàddu Fatou Kiné Deme am coowal loo xam ne yëkkati woon nañ ko mu ñeel ñaari député kenn ki gis nañ ko fi muy Boubacar Biaye waaye Mamadou Sall moom gisuñu ko ñoom ñaar la ñuy tuumal ci coowal loolu waaye nag jàppal ni xam naa ni tey liggéey bi du mën a door tant que tabbuñu ñi nga xam ne ñoom ñooy installé plutôt bureau assemblée nationale bu ñu leen installé ba noppi nag daañu mën a jublu ci li nga xam ne moom mooy mbir moomu ndax ki nga xam ne moom mooy maître Malick Sall sàkk woon na ci président assemblée nationale mu daal di jublu ci li ni mel yëkkati seen malaalu kirlaay justice mën a def liggéeyam ci wàllu woowule xam naa ne bu ñu fi jógee ba installé bureau bi nag ci la ñuy mën a tàmbali débat yi buñ ko defee nag bu ko defee ñu mën a xëy na woote benn session extraordinaire boo xam ne dinañu installé commission ad hoc bu mën a saytu mbir moomu Fatou Kiné Deme bu ko defee rek ñu mën leen jébal yoon def liggéeyam ci wàllu woowu. jaajëfal bu baax a baax Alassane Ba ñu bàyyi la rek nga wéyal liggéey bi foofu ci pencum ndaw yi réew mi ñu wax rek ci ñàkk kaaraange gi ñu nemmeeku ci géej yi waax yi fare Afrique sowu jant moo waral société civile yi fare tamit ci réew yi nekk ci Afrique sowu jant nag daal di dogg temb rek ngir ñu xeex napp gi nga xamante ni teguñu ko ci yoon waaye tamit lu jëm ci wàllug dorog bi nga xamante ne dañu koy jaarale ci géej gi naka noonu it ñiy tukki te jaaruñu ci yoon ñu leen di jàllale ci géej gi loolu yëpp nag waa société civile bi ñu ngi ko doon naqarlu juróom-ñaar ci réew tey ñoo tase société civile yi fa tukkee nag fas yéene rek sëgg ci mbir mi bu baax a baax dañu ci ànd ak Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye. ñi bokk ci société civile nekk ci Afrique sowu jant jàpp ni kaaraange géej gi doon na li nga xam ne lu leen soxal la ndax jàpp nañ ne suñu géej yi muccul ci ñàkkum kaaraange yi. les gens de menace d'abord moi. li may njëkk a wax mooy napp gi nga xam ne jaarul yoon loolu
ab problème la ak ñi nga xam ne tamit dañuy dogaale ay nit ci biir géej gi loolu tamit beneen problème la waaye leneen li mooy trafic de drogue bi nga xam ne tamit ci géej gi lañ koy jaarale ñenn ñi sax bu ñuy trafiqué nit ñi tamit ci géej gi la ñuy jaarale ak ñoom waaye tamit li jëm ci wàllum mbëkk mi loolu yëpp ñàkkum kaaraange géej gi moo ko indi. Le problème de la migration illégale. réewum Sénégal géej gi am na pétrole li ni mel sax a tax ñi di yëngu ci wàllum société civile di ñaax kilifa yi ñu jël matuwaay yu bari. Tout dernièrement une activité avec la société civile sénégalaise. amaloon nañ fi ab lël ñu nag waa société civile bu Sénégal li ñu doon waxtaanee sax mooy lu jëm ci wàllum kaaraange géeju Sénégal gi ndax nag fi mu ne nii réew mi am na pétrole am na gaz te ñaari mbir yooyu mbir la mi nga xam ne day woo ay sambabooy ndax sambabooy fépp fi nga xam ne jàpp na ni am na koom dina fa ñëw. Il y a une corrélation entre la richesse et la criminalité. kuréel société civile yu nekkee ci Sénégal Cap-Vert Gambie Guinée-Bissau Libéria Sierra Leone ak Mauritanie di xamle ni ñoom am nañu taxawaay bi nga xam ni war nañ koo mën a am ci kaaraange géej gi li ni mel sax a tax ñu amal ab lëlu ñetti fan fii ci Saly. ñu yeggit ba pakaaw ga ca Kolda pakaaw ma nga ca Sédhiou pakaaw googu nag gis nañu ne lu soxal tamit tukki gi teguwul ci yoon sonal na lool ndaw ña tey nag ku nekkoon ca bitim réew moo ñibbisiwaat ca dëkkam daal di fay amal ay tool yu mu jagleel soxna ya ak xale ya tool yooyu nag tey ñi ko dimbali ci wàllu mbay ma bokk na ci ab coopération muy coopération italienne lépp rek ngir dimbali fa mu fekk baax di Malifara ma nga ca pakaaw Bakary Konté. Immigration clandestine dafa am doole loolu ci région bu Sédhiou ci diwaanu Malifara nag mag ak ndaw ñoom ñëpp daal di impliqué wu ci sensibilisation bi pour xeex immigration clandestine. dafa léeg-léeg nit dem ngeen financé xaalis bu bari dépensé lu ëpp million ngeen xëy benn jour ñu ne diw des na ci géej bi loolu ay bakkan bu bari rocc na ci ndox bi. ñun lu ñuy conseillé ndaw yi mooy nañu toog ndaw yi nañu tàkk seen dool liggéey am lu ñuy am ndax suuf baa ngi ni yaat na. Sékou Sakho nekk jeune immigré de retour di yëngatu ci agriculture di woo ndaw yi ñi daal di ñëw liggéey ci suuf si. yii ku fi nekk fii mun nga réussir fii au Sénégal tekki fii sans autant que nga dem biti nga dem yoon nga jël yoon suuf pour à la fête perte moo la ci topp parce que y a beaucoup de morts d'hommes ici même si cette commune de Bambali gis nañ ni am na ñoo xamante ni dem nañ la plupart y a des parents qui sont là ñoo xamante ni ñàkk nañ seen doom loolu moo tax ñun comme nous sommes des migrants vraiment dañoo bëgg a taxaw ci côté boobu pour que vraiment expliquer leen le danger bu nekk ci migration irrégulière. ay partenaires italiens ñu daal leen jàppale ci seen projet bi le. def nañ ay formation avec ñoom def nañ ay séminaire ak ñoom après yooyu am na tamit ay suivi ñi def ak ñoom léegi lañ leen indi subvention yi ñu leen jox dañoo yokk panneau yi yokk ay matériel ay brouette ay arrosage ay gants ay brouette kii râteau pelle yooyu yëpp dañ ko jot a jënd ci subvention ba pour ñu mën a yokk liggéey bi. ndaw yi nekk fii ci diwaanu Malifara ak ay villages yi ko wër ci commune bu Bambali di ñaan partenaires yi ñi daal leen jàppale aménager suuf si loolu nag bu amee ñu mën a amal ay activités agricoles. ñu koy jaajëfal bu baax a baax moom Bakary Konté ñu wax ci leneen waxoon nañu ko ci ndoxteel li muy les bonnes feuilles de la rédaction boobu nag ñu koy indi alxames ju ne tey nag ñu jagleel ko benn téere boo xamante ni ñu ngi ko duppee calèche d'une demoiselle wala boog sax watirub njagamaar loolu nag moom mooy rek turub téere boobu Tabara Ñang moom moo ko bind ci biir nag kon téere boobu mi ngi ciy wax rek jaar-jaaru xale bu jigéen boobu ci li mu jotoo dund mu nekk dund boo xamante ne léeg-léeg du yomb rawatina ak ci barabu liggéeykaay nan la ci soxna yi di dundee léeg-léeg ay jafe-jafe ak lu ci nekk yépp Ibou Diouf lañ ci àndal ak Mohamed Dienso. bu fase yéene waxtaan ak ñun def ñuy wax ñëw leen ci bile wotiir li ni mel may na ko mu wax ci li nga xamante ne xalaat na ko ci nekkinu askan bi
rawatina li nga xamante ne loole la dund mu jagleel ko ñi nga xam ne ñooy safoo li di liir. su ma nee watiir mooy dafa mel ne comme si benn tukki la parce que soo xoolee ba xool Debbo mooy personnage principal bi day wax nit ñi que nañu ñëw ci calèche bi toog ci wetam pour mu yóbbu leen ci vivam. ci bile teere Tabara Niang ñëwaat na ci li nga xamante ne noonu la soxna yi di nekk ci entreprise yi yenn saa yi ñu faral di jànkonte lay jafe-jafe. jigéen yu nekk ci entreprise yi di fa dund lu metti bëgg am yenn poste de responsabilité yi am ñu leen di yàqal. ci téere bi mu duppee la calèche d'une demoiselle bindkat bi ñëwaat na rek ci lenn loo xamante ne jot na ko dund. boobu dama ko jël ci fait divers bu amoon il y a quelques mois de cela donc benn jigéen bu waroon accoucher Philippe Maguilène mais accepté wuñ ko parce que apparemment dafa feesoon. Finalement puisque accouchement bi ñoroon na ba pare ci mbedd bi la mujjee accoucher. Tabara Niang nekku sopp wala bind la wala lecture loolu bokk na ci li koy may mu bëggal boppam. loolu ba ma gën a nekk xale la parce que déjà dama takk su may wax moom ñu bari dañ ma doon reetaan surtout ba ma gën a nekk xale. donc benn instant ba ma sonnee ci wax ji ma daawtuma woon sax wax général ma woon toog sama coin di bind. lu toll ci 200 page ak juróom-ñaar fukk loolee la Tabara Niang jagleel ñi nga xamante ni ñooy safoo wàllu lecture loolee mu duppee calèche d'une demoiselle mu ci sargal soxna yi di ñaawlu tamit lenn ci loo xamante ne ñu ngi koy dund ci entreprise yi. ñu koy jaajëfal bu baax a baax Ibou Diouf yegsi nañu ci pàcc bi ñu jagleel tàggat yaram ak Cheikh Tidiane Diawo lay doon Cheikh Tidiane maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Fatou Kiné Deme. ma ngoog tàggat yaram yi Cheikh Tidiane ñu dooree ko ak athlétisme ci Côte d'Ivoire gis nañu ne samp nañu ab centre bu yees buy suqali athlétisme moo ko tax a jóg. voilà centre boobu di centre de développement de l'athlétisme africain dañ ko fa samp te centre boobu da nga koy sooy def ay comparaison da nga koy méngale ak CIAD di centre boobu nga xamee ni fii ci Ndakaaru la nekk te mu formé woon ay athlètes yu takku yu am solo ñoo xamee ni yàgg nañ def jaloore ci àdduna bi ci wàllu compétition ci athlétisme loolu nag exemple la bu Sénégal war a suivre su bëggee relancer discipline boobu nga xamee ni jamono ji dañoo jàpp ni dafa nekk ci ay jafe-jafe ki wax loolu di wuyoo Nalla Socé Fall nekk ancien athlète nekk tamit professeur di yëngu ci wàllub préparation physique moom Nalla dañu koy teewlu ci jokkoom ak yow Fatou Kiné Deme. Confédération africaine d'athlétisme dafa bëgg aider yenn pays ñu am seen centres nationaux yi mais aussi dañ bëgg seen pàcc bi ñuy wax AADC muy yëngatu si lu développer athlétisme si jaaree ko ci ay centre loolu la bëgg mu gën a bëri moo tax réew bu ko ñaan rek def kii góorgóorlu def ay jéego jëm foofu ñoom ñu jàppale la loolu moo tax nag président confédération africaine Ahmed Kalkaba ak sénégalais bi di Lamine Fati di directeur général de la confédération africaine d'athlétisme ñu ngi séjourné fi mu nekk nii en Côte d'Ivoire parce que dañu war a def centre bu bees boobu waaye Côte d'Ivoire nag moom dañu xam li ñu bëgg parce que 2016 bañ jigee Jeux olympiques fekk ñoom talu ñoom aatu ñu ngi doon entraîné Dakar dañu waxtaan ak seen président mu ne lan ngeen bëgg mu ne ñun dañu bëgg centre boo xam suñu dëkk la nekk ba nga xam lu ñu dem feneen te ñu moomal ko suñu bopp donc si loolu lañ dox ba mu jox leen moyens yi bañ toog foofu di entraîné tey bu ñu amee centre bi ne day gën a baax ci ñoom ba pare li ñuy wax problème reconversion des sportifs dañ koy régler parce que à travers institut national de la jeunesse et des sports boobu nañ fexe ba sportif yi pendant que ñu ngi entraîné nekk seen digg doole ñu nekk di jàngale di utaale métier am benn diplôme universitaire wala diplôme enseignement supérieur boo xam ne dina leen permettre suñu paree seen carrière rek ñu am fu ñu leen mën a dugal et loolu dañ koy encadrer da lay gën a yombal seen développement ak prise en charge bi ñu war a defal seen athlètes yi. gannaaw athlétisme football ci Sénégal ak saison bu yees bi war a tàmbali Cheikh Tidiane Diawo 2 fukki fan ci weeru novembre. waaw jot nañ ci ay xibaar ci suñu sukkandikoo ci quotidien bu record bu groupe Futur Média ñoom nag nee nañu démarrage saison bi dinañu ko amal ci 2 fukki fan ci weeru novembre bi ñu dëgmal championnat Ligue 1 ak Ligue 2 championnat national amateur national 1 ak 2 nag ñoom dinañ ko tàmbali ci juróomi fan ci mois de décembre bi ñu jëm Fatou Kiné Deme. ma ngoog Cheikh Tidiane Diaw ñu lay jaajëfal.
bu baax a baax mu mel ni dañu xaw a am tuuti jafe-jafe ngir mën a génne. temps bi daf ñu tënk. waaw parce que waxtu bi daf ñu tënk waaye yaa ngi doon def lu am solo ci wàllu football. mangook xam naa dinañ ko wéyal ci kanam tuuti ak rédaction bu télévision Futur Média xët yu njëkk yu yéenekaay yeeg Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf ca taxi luise ga ca Dubaay njiit réew mi Macky Sall moom la bëgg ci réew mi l'observateur nañu ci xëtam mu njëkk salfaañook jaxasook xaydi gi mu gis ci dëkk bi maanaam pagaay gi président Macky Sall nee na dafay dakk ca réewum Dubaay ga mu nekk fa lay yëkkate yooyu le kàddu ba wax ne mbedd mi ñu jël di fi defi atelier ba di ko def ab liggéeyukaay duñu ko nangu loolee dafiy jeex yéenekaay bi nañu na mu gisee mbeddi Dubaay yi ak la mu gis ca Dubaay moo luqi bëtam moo waral ñu dégg ko démb ci télévision Futur Média muy sàkku ci askanu Sénégal ñu roy ci waa Dubaay ngir mën a sàmm suñu aalam gi di environnement gi bëcc gi setal yi ñu fi xewaloon di cleaning day njiit réew mi nee na dañ cee delluwaat delloosi ko fa mu waxee wax joojee di ca ndajam expo Dubaï 2020 l'observateur nee nañu àllarbay démb ji mooy bëccëg gi ñu jagleeloon réewum Sénégal ci expo ba soleil national nañu moo taxit Sénégal wane na fa boppam bu baax a baax jaay fa la mu am kàdduy président national ci xët mu njëkk soleil national muy wax ne train express régional bi Smart Sénégal ak lii di futur port de Ndayane ñetti infrastructure la ñu yu méngoo ak jamono yu ñu am te mu dëppoo ak li tax a jóg expo Dubaï bi journal l'info nañu njiit réew mi Macky Sall wane na ci expo Dubaï ba yi muy ndamoo mu di train express régional bi di port ba ñu def ca Ndayane ba ci lii ñu naan Smart Sénégal ginnaaw Dubaï ak la fay xew ñu dem ca Washington ga ca Amérique ak la fa xew yëral xët mu njëkkul la témoigné li mu bind moo di ginnaaw Fuuta Tampi léegi Washington Tampi la ñuy wax ndax ci ambassade du Sénégal ba fa nekk la ñu fa recruter ci ay locaux tax na ba diplomate de carrière yi gisatuñ fa seen bopp amatuñu fa place classe yi tey lay ubbil ay buntam élèves yi maanaam tey jii ci la école di tijji Sud Quotidien nañu waaye ci anam wu dalul am xel na bari na ci réew mi ay école yoo xam ne ay abri provisoire lañu feebaru coronavirus bi donte mi ngi dellu gannaaw te réewul mi ngi ci réew mi ba léegi bari nay école yu nekk ci réew mi yoo xam ne dañoo inondé boole ceekit école ubbeegul waaye ñoo ngi dégg xaat ay waxi gerew ci ay syndicat yu jaboote ay jàngalekat ndax nee nañu li leen gouvernement bi waxoon la ñu gisagul ñu gis ba tey ci xët mu njëkku Le Quotidien waxi njàng meek njàngale mi journal bi dañu xam marchand ba ci Rufisque coow lu rëy topp na ko ndax tuumay jalgati di détournement gu toll ci fukki millions ak juróom-ñett la ñu koy toppee Le Quotidien nañu te ñool yi am ci njàng mi yemul foofee rek ne ca Vélingara bari na fa ay élèves yu nar a raté entrée bi ci lycée d'enseignement général bu Diourbel bu ñu sàgganul danañu fa dàqee lu jege ñeenti téeméeri élèves ndax dañu redoubler ci xët mu njëkk journal L'As kàdduy professeur Idrissa Ba moo fa nekk mooy njiital service pneumonie bu hôpital Albert Royer nee na kuy bu séntu ay cas crise d'asthme yu gën a bari ci xale yi ci ubbiteg école gi jàngoro jeneen juy law ci réew mi ak i lorangeem réew mi quotidien nee nañu moo di jàngoroy cataracte ne wàññi nañu juróom fukki junni nit yu amee cataracte askan wi Yewwi Askan Wi di coalition bi ëmb ñi fara ci kujje politique gi ngir élection locale yi source waa ne nañu samedi ji di ñëw ci la ñuy def seen dépouillement ci la ñuy xam gox bu nekk kan moo fay doon seen candidat l'observateur nañu lu ñeel déposé caution yi ca caisse dépôt et consignation juróom-ñetti liste ñoo jot a déposé gum seen caution téeméeri million ak ñaar fukk fa nekkagum ca déposé caution ba yéenekaay bi nañu gisaguñ fa waa Benno Bokk Yaakaar gisaguñ fa waa Yewwi Askan Wi gisaguñ fa it waa Wallu Sénégal clinique Madeleine ak musiba mbaba kumba ma fa amoon dib liir bu fa faatu ci anam wu yéeme te mitti enquête ne kay xëy na di ñu wax enquête ba ñu cay def ana fan la toll ñi ñu ciy tuumaal ba tey leen ca kaso ba li ñu wax moo di machine phytothérapeute ba ñu dugaloon liir ba moo amoon ay rëq-rëq Thierno Khoureychi Sall bu moytuwul yoon dana rëq ndigam l'observateur nañu ab marchand ambulant la bu ñu doon àtte démb ca tribunal bu Mbour tuumay dóor ndayam ba gaañ ko lañ ko doon toppee waa ji bi mu taxawee ca kanamu juge ba li mu xamal àttekat yi mooy li waral coow li lépp ba indi histoire bi yépp mi ngi jugee ci sama rakk ju jigéen ndax li muy ëmb dafa bari te amul jëkkër may ragal mu mujj ci taxawaalu tax ma ko doon corriger doon ko yar ci la coow amee histoire jóg sama yaay dugg ci ma dóor ko yat ñu koy jaajëfal bu baax a baax Mamadou Mohamed Ndiaye mbokk yi nit sant nañu leen gërëm leen rédaction bi dina fi teewaat ci yeneen jotaayu xibaar Pape Cheikh ma bàyyi la nga wéyal. jërëjëf Fatou Kiné ñu ngi lay gërëm bu baax wax nga ko léegi gërëm itam rédaction bu télévision Futur Média dig daje gi ak yéen ca kanam lay doon 19h soir d'info.